gannaaw bu ñu sante yàlla bu baax santu waa Njaaréem yëpp ci jàppale bi ak ànd bu ñu ànd ak ñun ndax boobu ba tey gis naa ne mbir mi am yëpp ñoom la man presque benn oto rek laa am la ci des yëpp waa Diourbel ñoo ànd ak ñun def seen cotisation ànd ak ñun lu ñu nekk ci ak ñun kon bu ñu démarré ba tey gis ngeen ni ñu ngi def seen caravane chaque fois bu ngoon jotee ñu terminé ko ak ay meeting amuñ ci benn problème ku xam Malick Fall ak ñu mu àndal loolee jarul ñu di ko wax man mosuma génn sama kàddu ay wax ju ñaaw mbaa violence mosuma koo doxee it nag ñëpp mën nañ koo seere waaye bu fekkee dañoo dem ba dernière campagne bi jeex waa Kër Baye Laye gel taxaw waa Kër Baye Laye mën nañoo seere ak yàlla sunu borom ñu gël oto bi galan ko ci digg tali bi ni duñ dem alors gars yi naxante nañu ba jàll garaawul parce que ba toujours mën nañ ci rajo bi di leen répondre ci violence ñu jëm ba Kër Cheikh tourné waat ci autoroute pharmacie bi ñu taxawaat oto bi ci digg baarewaat ko organiser ko préparer ko avec préméditation yéeg ci kaw étage bi jël ay xeer di ko joor ci guddi gi waa ji nekk ci pharmacie mën na ko gis kër gi mu janoon mën na ko gis yàlla sunu borom gis na baare oto bi ñu duñ fi jaar réew mi nag ñoo ko bokk tali ci kenn ku ne am nga sañ-sañ jaar ci digg tali bi dem man ne leen kon ne dem seen yoon ñu di xeex ak ñun di ñu dóor toj nañ suñu oto yenn ni toj tata ñu yoroon toj oto Amar Diagne Alioune Tine ñu bënn ay pono otoom yooyu yëpp blessé kii Ablaye ngi moom mooy oto bi yor mi mu ngi ni gis nga lexam ñu ngi ko blessé nañu Cheikh Ngom mu nga ne di ñëw blessé encore keneen am na ka nga xam tey ji mu ngi tëdd dispensaire bii ki lañ ko yóbbu te loolu lépp ñoom ñoo ñu ko teg kon ne di leen wax ne encore une fois de plus ñun kenn mënuñoo xoxatal kenn mënuñoo di am nen nu ngay waxee c'est pas parce que dañoo bokk pouvoir rek il faut quoi permis de tout faire on l'acceptera pas Diourbel waa yëpp taxaw nañu pour nangu pour bañ li ñu bëgg a tenter pour déstabiliser ñu ak bëgg a yàq suñu der ci ñun ay nit ñu violent lañu ak en même temps bëgg ñoo xoxatal ba suba kenn du dem élection da ngeen génn ngeen dem voté ji 100% jàmm kese lay mujj bu kenn tiit ñi ndax seen yëpp dañoo bëgg a intimider population yi. individu ñi lan nga jàpp ne moom moo waral ñoom ñuy créer violence bi. ñoom dañu ko créer parce que suba dañoo bëgg suba yàq élection yi suba bëgg a taxaw bëgg a saboter parce que xam nañ ni tey ji par exemple gagné du yomb ci ñoom moo tax ñu bëgg ñu tiit bëgg indi ay jafe-jafe ba pare nag bëgg a wan ne ñun ñu violent la ñu mës ñoo jëm këru kenn di ko yàq ñun mënuñoo nekk ful ba nga xam ne plus de 10 000 personnes ànd ak ñoom matuñu ay nit ñu bari bëgg a bloquer ful boobu loolee ñu def dañ ko tegu ci dëgg teguñu ko ci yoon nit nag du taxaw ñu di ko toroxal di toj ay otoom di ko moo tax ñun continué nañu marche ba marche bi jeex jàmm ak salaam. ñu yàqu-yàqu yooyu ñu ngi nii ci wàll boppam jël nañ huissier constaté nañ ko porté nañu plainte ak ñi ko def te fu ñu mujj ak ñoom nañ fa mujj ndax amuñu droit di yàq alalu jàmbur amuñu droit yooyu yëpp identifié nañ ñoom ñëpp xam nañ leen te kenn ku ci ne nañ ko yóbbu fa ñu ko war a yóbbee bàyyi yoon fajal boppam ndax kenn ku nekk amoo droit fajal sa bopp mais di leen xamal ni daal ngeen dala seen xel ñun duñu ay nit ñu violent ñun duñu ay nit ñi nga xam ni wax dëgg na yàlla yàq moo ñu tax a jóg ñun lu ñu yàq jóg mooy nekk ca la ñu war a nekk campagne mu jeex ku yàlla may ndam nga jël mais ñoom ni ñu taxawee démb di ñu sànni xeer di yàq seenu karawaan te ñu am droit def karawaan loolee boog naa rafetlu wuñu ko jël ay fetal di ko tiire lu nekk ñu def ko démb uniquement ndax ñoom am nañ droit def caravane comme ñun am nañ droit def comme ñun mais amuñu droit empêcher keneen def lu mu bëgg a def démb fii la ñëw sama kër ni dañ koy taal sama doom bu jigéen bi nga xam ne mu ngi jàng fële ci école Pape Faris yi di dem kër Cheikh démb dañ ko menacé de mort man nag sama doom bi jàng fii la ñu gis mais seen doom yooyu jàng fi kenn gisu leen ba moo tax nag ñu bëgg a toroxal seen njaboot mbaa ak njaboot ñi ma àndal ni yëpp ay nit ñu libre lañu nit ñu am ngor man fayu ma fi kenn jënd ma kenn ñu taxaw fii dañoo xam ne njaare moo ma booleeg ñoom man kenn ku ne maire nga seen bopp ci ñoom man yàlla jiital ma ñu xam pas-pas bi ma am kenn ku ne sa pas-pas bopp la ñu ànd ak ñoom taal seen oto taal seen ñaq ànd ak man te yàlla tax jeunesse bi génn ànd ak ñun de façon spontanée ñu mën di liggéey suñu liggéey pour que Diourbel déjà ci loxo ki nga xam ñoo ko tànn ñu bëgg a yàq loolee kenn du leen ko fi may waaw non préparation c'est un coup monté ñoom ñoo monté lépp orchestré ko préparé ko
di ma xoxatal ak bëgg a léegi bu ñu dóoree ñu réagir ñu foto ko dugal ci réseaux sociaux yi ni monsieur le maire est violent mais koo dóor ku ne mooy balaa dee kañ dina réagir. quel est le problème parce que ñoom ñoo jël ay xeer di ñu sànni xanaa ni du la sànni ay xeer di toj say oto bëgg laa rey xanaa nga taxaw di courager la bara da ngay taxaw carrément defante ko ak ñoom ba nga xam ni da ngay mën a continuer sa yoon ñun demuñ ci kër kenn du ko toj yàqaluñu kenn ñun ñoo bokk dëkk bi ñoo bokk réew mi te damaa bëgg ñu ànd ak dal xam gravité baa ngi nii kii xool lexam bii xam ne dañ koo gaañu kële da ngeen ko jël léegi en PC gaañ nañu kële am na ay xale jigéen ñu gaañ am na ka nga xam ñu nga dëgg hôpital te lépp dañu déposé seen plainte certificat médical toj pare-brise Tata yi toj pare-brise Omar Diagne Moustapha kii monsieur le maire Tine ñu bënn ay pono otoom mais yàlla nag mooy ñuy àtt suñu digganteeg ñun waaye quartier ku dem Baye Laye waa population yi gis nañ ñu def ku dem Kër Cheikh ba ñu ñëw waa population yi ci boppam ñoom ñooy meilleur juge ñoom ñoo ko fekke woon ñoo ko teylu woon maa ngi wax ci rajo ñoom xam nañ ñoom ñoo ñu tooñ ñun defuñu leen dara bu ñu demee Médina du am benn problème mais li doon seen problème mooy pourquoi caravane ba jaar Kër Cheikh loolu moo leen naqari mais bañ demee Kër Cheikh amul ba demee Thianou Kagne amul mais buñ duggee seen koñ rek dañuy bëgg indi ay jafe-jafe mooy wan ni comme ñoom seen koñ dañuy bañ ko fa jaar te koñ bi nag moomuñu ko ndax beneen koñ defuñu ko fa kon mooy junñi ni ñoom ñi lu ñu dal lu ne ñoom ñoo ñu ko teg bëgg a dem ci rajo yi bëgg a dem ci télé yi bëgg ñoo xoqatal di wan ne état la ñu àndal te ku ñu ànd état dañuy jàpp napp ñu nabajañu bëgg a tëj suñuy nit ñi nga xam ne ñooy am de base yi nga xam ne suba ñoo war a déterminer élection yi ñu jël seen tur joxe ko di leen oo ay téléphone di leen xoqatal pour bañ suba kenn du génn si ñoom ñu dem voté ji demee dinañ génn ñun ñëpp nañu voté 100% mais aussi tamit ñu ngi appelé ñëpp à la vigilance demee ñun ñëpp ànd ak ñun bu nu provoqué ndax bureau bu xeex bu amee bureau de vote dañ koy annulé te ñoom loolu lañ dese xeex ci bureau yi saboté élection yi ñu annulé yenn bureau yi ñun ñu perte kon da nga ànd ak seen dal xam seen stratégie jubluwuñ ci lenn lu dul yàqal ñu ak dañuy jéem a napp ak naan dañuy tëj seen gars yi di làqatu fi nelaw ñoog yooyu yëpp loolu la leen dese mais maa ngi sant waa Diourbel sant taalibe yi sant ñi nga xam ne ay donateurs lañu nit ñi ñoo doon cotisé téeméer duñu ko jox téeméer ñoo ko financé ñii jël seen gasoil financé ko ñii waroon seen loué seen oto 30 000 par jour jëfuñu ko def seen casse essence seen carburant ñëw ñii tëj seen place ñii jógee Dakar ñëw ñii jël seen alal tëj ñu ne tant que élection yi jeexul dañuy ànd ak ñun di xeex ñoom ñoo ma wër nii loolu mooy mbir mi du mbiru Malick Fall question de concept la jamais au plus grand jamais Diourbel duñ ko fàtte ci li ñu mën defati li ñu def nañ ci boole ba mu saf sàpp loolu mooy suñu combat amuñu benn combat pour la vie. Bon, maa ngi tudd Cheikh Tidiane Ngom je suis journaliste à la rajo Ndefleng FM directeur Senzoom TV li ma wax ci déclaration rek lay def mooy xew-xew bi am démb parce que dama bokkoon ci convoi le maire Malick Fall pour couverture. daanaka campagne ba mu commencé ba tey man ak moom ñooy ànd si couverture ba mbir mi amee nag ba nu jógee fi nga xam ne mooy quartier Kër Baye Laye ba ñëwee ba si intersection fu ñuy wax marché carte gi si leen gisee ay jeunes yoo xam ne dañu sol ay t-shirt Dame Diop xaw ma nag fu ñu féetee loolu du ma ko seede mais waa ay t-shirt Dame Diop leen sol ñëw baare route bi daan ne waa Kër Malick Fall duñu jaar fii parce que fii c'est Kër Dame Diop la kenn du fi jaar. ñoom ñoo commencé sànni ay xeer fekk maire daal di ñëw yéeg si oto bi naan moom maire Malick Fall naan dóoraat foofu la jàmm noppee am ñoom ñoo sànni xeer waa Kër Dame Diop ñoo sànni xeer provocation bi ñoo ko indi il faut que nit ñi wax la vérité wax dëgg parce que dëgg mooy njëkk mooy mujj man journaliste la fala si leen ma defee lii xaw ma ku ma xaañ nag xaw ma waa Kër Malick Fall ñoo ma xaañ xaw ma waa Kër Dame Diop ñoo ma xaañ loolu du ma ko seede yàlla rek ko xam. mais provocation li koy indi suñu bàyyi woon caravane bi passé coow du am mais mënuñu nekk si campagne ba dara desul lu ne tey la fin de campagne ñuy indi ay provocation bi du kenn ku ko indi wur ku waa Kër Dame Diop ñu sol t-shirt yi ñoo ko indi ñoo ne waa Malick Fall du jaar fii jeunesse bi aussi ñoom riposté wu coow li am sànnante xeer ba yàlla def ne man ban ma xaañee xeer damaa tëdd xamatuma fu ma nekk si waa Kër Dame Diop yi kenn moo simi t-shirtam muur ko sama kanam parce que deret ji dafa bari yóbbu ma clinique Kër Cheikh Anta dañu aggravé sama kanam gi nii nelaw def ma ko mais ñoo ngi woote waat encore si dal di woo aussi état du Sénégal ñu jël seen responsabilité
parce que coow ñaar nit ñoo koy indi kenn nit du indi coow provocation bi waa kër Dame Diop ñoo ko indi et je le dis haut et fort ñoom ñoo indi provocation bi. maa ngi tudd Limamou Gueye dëkk Kër Cheikh maa fekkee nag moom moo gën a wóor loo mënti gis parce que convoi bi Malick Fall indi dafa guddoon trop jakarta yi ñoo njëkk a jàll bi jakarta yi jàllee taximaan yi topp ci kon convoi bi mënoon na continuer mais oto partisan wu Dame Diop yi ñoo kenn benn oto moo jóge tëli Kër Baye Laay bi ñëw galantu tëli bi ne kenn dootul romb négocier nañ nag 40 minutes ñoom nanguwuñu déplacé wu nit ki nag su la provoqué xañ la sa dem te wëlbati ko di la sànni ay xeer il faut nga résister foofu résistance moo fa amoon parce que bu ñu résister wul woon ñun ñëpp dañ ñuy xaañ ñun ñëpp dañ ñuy rey sax parce que du mujj seen te pourtant ñoom si seen bopp def nañ campagne dugg quartier bi yoo xam ne feefu Malick Fall la te dara fekku leen fa te monsieur le maire Malick Fall joxe na le bon exemple ndax moom ak Pape Modou Fall directeur de l'emploi bi nga xam ne le ministre Dame Diop moo ko fal joxante nañ loxo lëngoo ñu joxe exemple Diourbel bi yëpp kon bu ñu ñëwee ba foofu oto partisan Dame Diop ñu ñëw taxaw Omar Samba il était à côté waxuñu seen militants yi dégager leen ngeen bàyyi ñi ñu jàll lu dul di ñu provoquer loolu tooñ la te lii nag dafa war a dakk parce que ñoom instant yi nii ñu ngi ay nervi préparé ko di xaar élection yi loolu yëpp dañ cee war a jóg te buñ ko jógul dina jur li muy jur kenn xam ko donc li ñuy wax interpeller les autorités ñi jël seen matukaay yu gën a wóor parce que li gën a garaaw jour élection bi lay doon kon nañ jël seen matukaay sécuriser nit ñi mettre leen dans de bonnes conditions ñu dem voter dem ñibbi mais lii fi xew ni moom ñoom ñoo tooñ ñoom ñoo provoqué parce que boo baaree tëli ne kenn du fi jaar te tëli bi yow moomuloo ko préparer say xeer di toj bopp nit ñi kooku moom moo tooñ ku wax dëgg rek xam ne ñoom ñoo tooñ waaw loolu laa am.